va j'espère que vous portez très très bien mbokk yi ñëwee seen nuyoo bi rafetlu qualité bi ak ñun saa su nekk tey nag waxtaan bi dañu koy jëmale ci wàllum napp gi le secteur de la pêche waral sax ñu nar a fekk ak waxtaan avec Mamadou Diop Thioune. Mamadou Diop Thioune est le porte-parole du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale. Moom itam moo nekk le secrétaire dialogue national comité national de la pêche casquette yi bëri na loolu waaye ci wàllum napp gi dañuy gën a waxtaan tey ak moom bonsoir Mamadou Diop Thioune. bonsoir. ci liggéey wala bi nga wax nag ñu koy lim par benn day xaw mel ni ay pàcc yi mais benn kër gi la parce que loolu fu nekk ñu ko métti day am dimension environnement environnement nag boo xoolee moom fa mu ngi juddoo ba tax ñu naan tey environnement même finance bi sax dafa am environnement financier maanaam li ko environné maanaam li ko wërngal ba nekk ci biir noonu mooy napp gi mu ngi si environnement marin te bu environnement marin bi sellul napp bi sellul. voilà amis internautes Mamadou Diop Thioune nga ñu nar a waxtaan ak ci wàllum napp gi ba tax na nag tey ñu ngi fii ci diwaanu Tëngéej gis ngeen ko ba tax na dañuy gën a waxtaanee li nga xam ne mooy le littoral de Rufisque ci noonee nga ñuy dooree waxtaan bi tey Mamadou Diop Thioune mën nañ ñëwaat rek ci tolluwaayu waax bi ci diwaan bu Rufisque. waaw dëgg la ku ne Tëngéej wax ci littoral dafay yomb wax ngir boo toogee Tëngéej di wax ci littoral mën nga firil waa àddina gépp littoralu Rio de Janeiro soo taxawee fii ci cob gi xool géej jëm Bargny courbe de niveau bi nga am ci tefes ñaar la fii ci Sénégal àddina bu Tëngéej ak bu Rio de Janeiro loolu tax ñu am ñaari cob yi sunu cob gi xamba gi cob gi ko uyoo nga ca Rio de Janeiro ñun ñuy ndëpp ñoom ñuy vodu di def candomblé mu mel ni ko aada yaa ngi bëgg a bokk parce que portugais yi ak waa Tëngéej yàgg nañu beneen bi aussi mooy tefes yi nga xamee dem na fi ñu taxaw zone de développement bi la dootul tefes yi fi ñu taxaw fi lañ naan weer mbaal yi fi ñu taxaw fi la gaal yi daan tegu fi la nit ñi nekkoon ak penc yi géej gi jël na lépp ba jëlaale suñuy tefes ngoon booy wax tey mbirum littoral dafa nekk ci situation alerte boo xam ne ñëpp war nañ ko déglu moo tax mu ñor réew yi ba mu am ci Atlantique Ouest programme bu ñëw programme WACA ba nu dégg ci Sénégal souvent ñuy wax ne na Sénégal voté la loi du littoral. ci noonu sax balaa ñuy ñëw ci loi boobu ñu gis ne fi ñu taxaw nii rek gis nañ ne am na benn changement bu am ci bu ñu demee ba jokkoo kaw ak ñun fi ñu nekk nii niveau bi tolloowul lan moo koy expliqué loolu. mooy toxal yi ma la waxoon ñun bu ñu nekkee ndaw ci tefes gi lañ naan football dama wax ne booy seet lépp lu am Rio ci Brésil am na fii footballu tefes lambi tefes ndóorabili tefes gumbe bu tefes aada ak cosaan yi yëpp fi lañ ko daan defee ci promotion culturelle mais tey foofu ana bërëb bi dem nañu loolu tax ñu ne la kiw bi di environnement bi alam gi li mu lekk dafa bari waaye dañu xool tey jii li ñu xamul woon ci lekk gi naka la ñu tolloo tey ci jamono ba tax àddina gépp naan changement climatique ñu naan érosion côtière ñu avancée de la mer yooyu ngay dégg yëpp dafa wane ne ñun ñi kat àddina bi yàgg na wax ak ñun waaye nag jéeri jéeg jaww ji wax naa ñun. jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci port bi bu ci diwaan bu Tëngéej yan la. Tëngéej amatul tefes Tëngéej amatul tefes amatul ñu ngi koy tuddee penc parce que penc yëpp dañu jàkkaarloog géej gi ñu jàkkaarloog géej gi ñu ngi dem seen kër a ngi dem ndox maa ngi koy jël si moo tax Tëngéej am na lu ñuy wax étude ñu fi jaar ñu defee ko ci école polytechnique fédérale bu Lausanne en 1984 10 ans après 94 la ñuy door a defar barrage bi étude dafa waxoon Rufisque aménagement des populations en milieu périurbain wax Rufisque extension moo andi toxal yi ngay dégg Rufisque dëgg yi yëpp andiwaat tey Rufisque lutte contre l'avancée de la mer waaye toxal yooyu dafa ànd ak ay délibération boo ñëwee jokkul dafa am benn projet d'ensablement bu ñu leen testé moo tax ñu def fa dig bi ba ñëwee dañuy def mur tey ñu ñëwaat def dig ba ca cëw leen ak dig ba ca jokkul su fekkee ne continué wul jege jokkul kaw ñëw njuureen njaayeen jokkul wàgg continué wul ñëw këri suuf uti ji Mérina romba école bi dugg digg cëw leen puyeen ak cëw leen digg barrage bi dina digal parce que soo ndox mii ñëw di ko wàcc su dee ba jamono daf koy romb ñu dugg ci biir dëkk bi mais barrage bi aussi war na
li ñu gis ci kaw am lu ko lal ci suuf moo tax diggante Mérina ci école bi jege jëm ciw leen digg di ko deewaat Mérina ci école bi jëm si waat këri suuf ba fii ci Ndeppe barrage bi amul tap yi moo tax nga gis taux de soubassement bi yomb si ni mu wàccee ngon dig baa ngi wàcc rek que dig bi wàcc nañ koy dogale ji ou ñu def ay récif ay épis ay récif genre ay petite montagne colline ci biir ndox mi dagg ko waaye ilaa ñu def ay épis en plongée yoo xam ne day ànd ak ay tee démarré ci hauteur barrage bi di wàcc ba rey ko ci biir ndox mi xam na gànnaaw yi day dee du dul yëngu nga jëriñu waaye ilaa nga jël waaf yële yëpp nga kuule ko def ko ay ponton passage piétonnier yoo xam ne. waaf yi nekk ci diwaan bu Tëngéej. waaf yi laa lay wan sa gannaaw ay waaf la woon. fii mooy le premier port 1940 lañ ko toxal le port arachidier bi Tëngéej nekkee commune 12 juin 1880 fii port la woon portu Tëngéej lañ toxal ak chambre de commerce su Tëngéej donc fii moo nekkoon port arachidier waaf yi ngay gis ay bateau dans une ñu di ci def ay bagages ñuy dem mooy man dañ koy récupérer bu ñu koy récupérer def ko ay ponton ak passage piétonnier man ko def sax ay aménagement écotouristique yooyu yëpp day combiner action boo xam ne day téye géej gi dës ko rey ko. avancée bi mën a wàññeeku. non boo ko xasee rey danaan tekk loolu day jëriñ gaal yi ñu mën leen a servi yëpp mu nekk ay port d'attache nga xam ne tey boo ji da ngay amaale gis nga gaal yi nga teg ñuy tànk bu fay deewoon duñ tànk gaal yi dañ naan tekk rek tekkaaro. mu mel ni dañoo déplacé port boobu noonu ak chambre de commerce bi bàyyi ci diwaanu Tëngéej ñuy wëy ak seen ay jafe-jafe ci wàllu wax yi. ba tey adduna boobu doxaat na. waaw mu nekk dëkku mbaal fi nga toog bés ni ki tey samedi soo fi masaane ñëw ci jamono tubaab bi di nga fi gis lu toll 300 500 voiliers tubaab bi yëpp dañuy daje ay voiliers nga daan gis mu nekkoon dëkk boo xam ne dafa daan teeru ay gan kër kërëmier bi ngay gis. samedi ñëpp dañuy ñëw di si parce que tubaab yëpp fi lañ jëm si booba te am na te nga am na attraction mbaal yi bari nañu mbaalum jokkul mbaalum cëwleen mbaalum Mérina ba am ay mbaalu famille booba napp gi dañ koy génn ci famille da ngay ñëw jóge Ndar di jënd jën ñu la demal kër Njaay Kurétun da ngay jënd jën ñu la demal kër Baye Diw demal dégg nga téere bi ñu mel ci ba Adogor lii sa xooy fa la nekkoon bii bekkoor bi amee xooy jaxate yàlla ko yàlla yërëm képp koo xamee amoon nga jàqale bi nga ñëwee ci mbaalam nga nekkoon ñu tuddee ko mbaalum Baye xooy tuddee ko lycée xooy ni ñu demee lycée jàngi la fi ñëpp jàngi napp bu ñu tuddee ko lycée xooy donc wàllu napp waaw dafa am lu may defee foofu li may expliqué foofu mooy waa Tëngéej ñi ngay waxal histoire bi li ko jiitalu li ngeen di gis li ñu leen waxul la du li ngeen di gis de quai de pêche yu Tëngéej ak caisse de pêche Joal la Sénégal liggéey ci poosam quai de pêche yi des Sénégal ko liggéey ci ay accord donc léegi tax boo nee waaf yi di ngeen di xam lu ko jur mais ay waaf kese que jën nekk fi doyenu sooy defari waaf que jën du fa nekk bàyyil waaf li ñuy wax ci napp gi mooy lu tax dëkk bi bari woon tey ay jën ñu ne dafa yokk ci effort de pêche waaye gisoon nañu sa jën yokk woon na lu tax tey jii ku jox napp ku mu neex nga napp ku waaye neex napp réglementation application day am benn bi aussi mooy nañ seet ni ñuy doxalee ci napp gi waaye état wi na seet ni muy doxalee ci napp gi parce que amul état bu am droit di joxe ay accord de pêche ci dëkk bu amul excédent kooku convention des nations unies sur le droit de la mer moo leen ko sant convention bi moo leen joxoon ñu am ay nattuwaay 200 000 miles ku nekk da nga am limite bu ñu la jox pour ngay napp muy zone exclusive économique bu nappukaay. ci jafe-jafe yooyu sax nga ñuy desandi gis nañ ne ci wàllum pêche ci jamono ji wàllum napp gi am na effondrement di stock gi nga xamante ne moo di produit halieutique ñun Sénégal amatuñ ko te am nañ itam ay waax tey lan mu nga ñu mën a indi lool ci ay leeral. Sénégal Mauritanie Sierra Leone Cap-Vert Guinée-Bissau Gambie ñoo bokk écosystème bokk commission sous-régionale de pêche bokk ay këyit convention yu leen jox ay jumtukaay ay matukaay pour ñu mën a gérer ala seenu napp gi Sénégal di dëkku cosaanu napp am jën ami mool dëkk yi ko seq am jën amuñu ay mool sunu effort de pêche ak pression bi ñu teg géej gi mënu ko entraîner rawatina ay bateau pirate ay accords yi ñu naan wax accord secret ñu dénoncé ko ba ñu bind ko fi ay accords yi ñëwaat créer ay système de transfert ak création de société mixte muy ay société écran yoo xam ne Sénégal yu uy ne maa ko moom da fekk ay tubaab ko moom
yooyu yëpp nag bu ñu ko leeralu si bëtu nit ñi kenn xamul naka la ak nan la doo mën a wax ci pes gi naka la moo tax dëkku jàmbur ku fa dem ka tënk xaaruñu la loo fa mën def buñ la jàppee duñu mujj lu may baal ma ak fay amaan dëkku jàmbur nag dafa am souveraineté waaye nag am na waxee ñu ngi koy baal sab dëkk waaye mënuñu ko baal seen dëkk yi. tey nan nga ñu war a nappee rek su nga Mamadou Diop Thione ba nga xamante ne nii dinañ am ay jën waaye itam dina am ñenn ñi nga xamante ne ci ay jën yi matuñu ñu mën a des ji mat mën a génn. yaa ngi dëkk Tëngéej dëkk bu amul xale du am mag yoos bi ngay gis ci chaîne alimentaire bi la bokk dafa war a xëcc jën yi ñu di ko lekk si fekk dina nga gis jën yëpp ñu di ko weer loolu ñuy weer noonu dafa bokk ci chaîne alimentaire bi benn bi façon nappin gi ak la ñuy napp moom laa la wax di ko leeral dëkk dafa am aménagement des pêcheries politique boobu état ko jiite ñun def nañu ay aires marines protégées pour fekk dunduwaat tekkil ay askan ci géej exemple bi ma lay jox barrage bi keroog bañ ko defee Thiawlé bi ngeen toogee ay weer gis ngeen ay xeetu jën yu bari yu ñëwaat boobu moo li xam nañu waaye li ñuy jàkkaarloo ci géej gi nii am na lu ñu ciy tere ni ñu koy defee am na lu ñu ciy tere am na nappin goo xam ne ma wax leen donc lii nga constaté ba mu yàq sa géej dëkku jàmbur du ko nungu waaye comme yow mool mi la ñu wax ne moo nekk géej béykat newul sa sàmmkat newul ci géej ñu waxtaan. waaw léegi dañuy gis des fois nappkat yi boo leen waxee lan mooy problème bi ñu ne waa bitim réew dañuy jël seen i ay bateau ko dugal si biir loolu seen ay problème nga waga. noonu si je suis porte-parole de la pêche. Voilà. Réforme code de la pêche 94 ba léegi maa ngi toog si table yi di bind. bu ma kenn andi prétexte bitim réew 6 000 à 12 000 maïs 0 ba 6 000 ñun ñoo ko moom 6 000 ba 12 000 maïs ba bateau yi bokk ñun fu ñu daan daje dama ne bu ñu jëlee ay bateau tudde ko Modou Ndiaye Astou Diop Samba Ndiaye utal ko kayiti Sénégal ñuy napp ci biir Sénégal ko duñ ko wàcc marché central loolu aw torof torof la tudd d'accord nañ ci benn bi mu ne nappin gi ngay napp su mu neex nga napp saa yu jógee napp ku mu neex nga napp fu la neex napp saa yu neex nga napp lu la neex dëkk boo xam amul chaîne de froid amul frigo amul loo fay denc est-ce que téeméeri gaal mën nañu ñoo tóorandoo 50 tonnes. non. dama bëgg ñu seet wax bi fii ab béykat yàqu ko ci géej gi mool mi da see am responsabilité gars yi jàngoon école pêche école de pêche lañ jógee jàng ko ci kaw xayma yi mais mool miy tëmb di ñam xoromu mbeex xool ngelaw mu romb ko mu xoolum picc mu dëbb mu xam lu ca suuf kooka bokk na ci ñi war a andi xam-xamu cosaan ak maam fi ngeen taxaw jàkkaarloo mooy CNFA la première école de l'océanographie de l'Afrique de l'Ouest mooy CNFA gii fi la ñëpp daan jànge napp tey lañ fa doon jàngal ci napp soppeekuwul mooy defaral mu baax tere yàq ba rëbb ki yàq mais ngoon nag am na waxee bu amee nañu bàyyi di ko jooy nañ taxaw non nañu bàyyi jooy yi te teggi li tax ni war a jooy. léegi ci jafe-jafey napp rek nga ñu desandi gis nañ ne itam ñàkk licence de pêche war na jafe-jafe yi gën a yokku. non ñàkkuñu ay licence waruñu am sax ay licence de xam nga licence bi lu ko indi dama la sànq ne la code de la pêche bii comme code de la route ni muy contrôler tamit Sénégal dama penc mu tudd convention internationale wax ne dëkk bu amul excédent bul def accord de pêche su amul excédent la fa nekk na nga ko calculer ni ñu nekk dund ko benn bi mooy ñaata la ñu am ci flotte 22 000 flotte est-ce que am nañu 22 000 licences gaal yi dem Mauritanie wax naa la sànq ne la dañu bari ay mool car man géej xam géej ami jën te doyul Mauritanie bari jën amul ay mool war ñoo soxla ñu bokk commission sous-régionale duñ ko waxtaan. tey jafe-jafe yi ci nekk ci wàllum napp itam bokk na ci actualité bi ñu gis rek nga xamante ne ay pêcheurs sénégalais dañoo demoon ci Guinée ñu am ay problème tey Mamadou Diop Thione en tant que porte-parole lan ngay àddu ci loolu. wax naa leen ne la yàgg nañoo dem Guinée gaal yi ngay seen fii gaal yi Guinée yëpp fii la ñu daan démarrer fii ci ginnaaw am fa la ñuy wax accord de coopération ñu jaay ñu ay licence espèce bi ñu jàppee nit ñi tey nu mu tudd yaranka dafa am nag marché bu bees boo xam ne asiatique yi ñoo ko jiite am ay clients yoo xam ne da leen jël ñu uti licence wala ñu uti ay pexe yu ñu ko jàppee jaay ko ñooña
donc dëkku jàmbur ko ca dem te amul licence bi lay jàppee yaa ko toog waaye ay du yem ci bopp borom ba ñuy jàpp dañuy jàppale ñoo xëy ñu nga fa woon te loolu taxu leen jox lor ñoo xëy dañuy jàpp licence normale mais foog ñu jàppale leen seen toogaay bi gëstu leen seet leen le temps ñu leen fay gëstu tardé na leen yàqal nañ leen seen ndax moo tax mbir mi du woon ay xataraayu diplomatie la laajoon ak dialogue parce que pêche illégale non déclarée non ENN dañ ko am fu ñu ko rëbbee ba Sénégal li koy def ci plan bi ñu koy dindee ca FAO Sénégal bokk na ci dëkk yi ko signé. tey lan nga jàpp ne mooy solution définitive ci wàllum napp gi surtout ci pêcheurs yi. il faut ñu changer doxalinu napp gi professionnaliser acteurs yi def promotion pêche semi industrielle defaat état de lieu bi aménagement des pêcheries jëndaloon nit ñi ay licence de pêche waaye nañ ci boole sa gestion ba ñi bokk ca napp gi. tey ñu ñëwaat rek ci ginnaaw tuuti li nga xamante ne mooy projet Wakha mën nañ ñëwaat rek ci projet Wakha ak littoral. bon projet Wakha bi boo gisee ba dama ko expliqué mooy ne Sénégal foog mu signé la loi sur le littoral parce que projet Wakha bi moo garantit la convention du littoral. Et puis convention littorale c'est la convention de Colbert de 1681. D'accord. Mooy yàgg na waaye léegi su fekkee ne nit bu wéeruwul ci dara. du mën a jàppandiku sa loolu ko defee ko doo ca wéeru ji dëkk ba amul tëralin amul dogal ku mu neex nga def lu neex dëgg neexul waxtaane penc ma ñuy pencoon lañ tax ñu ko penc ko nekk dañ cey téye te nag xeer bi nga xamee dafay dimbali garab da ciy wéeru waaye léegi ñun suñuy nawle ca Wakha jege Dakhla jëm ci Angola ñu bokkante ak ñoom barke dem ñu ngay dem di signer ay loi ay coopération sud atlantique waaye ñu ci bokk buñ signé ñu signé ko bu ñëwee duñ appliqué baaxul. waaye itam transparence est-ce que transparence warul am ci wàllum napp gi ci Sénégal transparence boobu war a mën a tax ñi nga xamante ne ñooy moori ndaw yi ak ñi nga xamante ne ñoo féete ci kaw yéen ñi yor kuréel yu ngànk wàllum pêche bi ngeen mën a am waxtaan bu dëgër ñoom itam ñu xam luwaay bu baax ndax ku ci nekk booy dugg nga mën a xam fi ngay teg lan moo la fi fekk. nga Sénégal gi booy seet ko xam ba ràññee. mool la. xamul da nga xam ko. xoolal géej gi. bi ñu doon ndox rek ngay seen mool mi dawal gaal ba gis mu ñuul mu dugal ci génn caw jën kooku du borom xel napp gi nga mën la natt ko booloo ca mool ma danaa gars yi bi ñu jàngee école tëmbuñu dañu yor xam-xam ba ak tërëlin ba bañ ne tëmb mool maa sol jog giñ gaal dem mool mi du motori tey ñu commencé woon wiir fii gaal yi Banjul lañ daan teer jóge Banjul kon mag dañu bàyyi aada beeg cosaan dafa la xel du des gannaaw assise yi gën a baax ci assise moo la ko def code bii li ko andi tey ba nga ay CLPA am ak yëpp moo lee ko waxtaanee. waaw mais état bi na changé doxalin. voilà changé doxalin ci lan. application des textes dafa am géej moomuloo ko jën dinañ koy yeesal waaye kenn mënu wax ne du jeex am na dëkk yoo xam ne non boo gisee Europe ñëwoon fi dañuy loolu seen géej yi jeex ñu am lu leen dab. gis nga jamonoy vache folle grippe aviaire consommateur européen moo imposé li mu war a lekk ci jën amuloo ko doo ko wuti mu ñëw ñu teg ñu ko ñu xeex ko ba mu deñ accord commercial de pêche jël fi depuis 2006 accord de coopération yi am c'est de la diplomatie mais dama la wax benn wax nga seetlu ko mosoo dégg accord de coopération bu ñu voté à l'Assemblée alors que boo demee Union européenne boo defee accord de coopération da nga koy voté. loolu mu ngi wund rek wanewaat ñàkk transparence bu am ci secteur de la pêche. mais du benn baat bi ngay wax mal gouvernance mauvaise politique de pêche loolu laa lay leeral code de la pêche bu Sénégal gouverné wul pêche convention internationale ëpp doole que dañ ko war a adopté ci biir rawatina tey ñu war a jël articulation code de la pêche ak code de l'environnement parce que pétrole baa ngi feeñ. waaw que dëkkandoo pétrole ak gaz àndul yan dëkk nga dem. ñu war faa def étude d'impact environnemental que waa dëkk bokkuñ si Tëngéej parce que étude d'impact environnemental doo ñëw tànn ñi ngay waxal dem sa yoon ana analyse environnementale yi am ana enquête publique yi est-ce que toog nga ñëw tey dañuy délibéré mairie Tëngéej analyse wala étude impact environnemental sur le pétrole non pétrole yi ngeen ci dee xamu leen naka alors que Tëngéej bi benn Tëngéej ñaari plateforme la tey ji dañu war a fexe suñu fonds de développement local suñu observatoire d'emploi de la main d'œuvre qualifiée ñu jël ñu en compte tey jii Tëngéej ay hôpitaux yi bees lañu war a tabax niveau 3 def ay unité d'intervention ci lakk yi am ci géej gi pétrole fañ koy utee mu tuddee convention Sendai risque des catastrophes et des risques
maanaam nga def coow leen benn unité d'intervention def benn tund wi jël ay xale Tëngéej former leen ay sapeur pour que bu amee ñu départ dem dafay lakk yi Tëngéej ñi laan dem si tey mënatuñoo nappi da nga leen def ay agent privé de protection des navires ñuy surveiller gaal yi am navigation tôlier soudeur souderier soxla nañ leen ca plateforme yi rawatina ñi jàng pétrole ak yeneen plongeurs yi yooyu di ay métier kan nga ko mas a waxal kenn Tëngéej waxul dara moo tax Tëngéej siwul ci dara. tey Mamadou Diop Thioune bu ñuy wax wàllum développement ci Sénégal ku ne da ngay teg sa bopp fenn di wuti waaye dafa mel ni Sénégal ci wàllum pêche rek nu ñu nee na ressources naturelles yooyu wane na ne dañoo suuxal koom-koom bi nga xamante ne moo waroon génn ci wàllum pêche ci Sénégal. kenn jaayul nag andi ko géej. waaw kenn jaayul gerte andi géej. boo demee ci agriculture grand temps muy pêche napp ak sàmm ba am loi d'orientation agricole pétrole coopération bi ñu ciy wéeru di ut ay financement suñu defee financement agriculture napp gi bokk na ci ay duñ ko jot géej rek ngay jël ay jënam jaay ko muy 300 milliards dugg ci année bi état naan am naa 300 milliards de recettes mool dencul ñeenti dërëm mool moo ay kii toog ci alal gën caa ndóol mool mi lañ bëgg a rey boo dégg li ma la wax baax. parce que yaa ngi wax sànq ne ne quai de pêche bu Tëngéej ak quai de pêche bu Mbour bokk na ci li nga xamante ne état bu Sénégal moo ko moomal boppam waaye dafa mel ni population bi amuñu ci njëriñ. de xool ma ko noonu de. dama lay wax ne quai yi ngay dégg. waaw. Mbour Kayar. waaw. Saint-Louis Foundiougne. waaw. Ziguinchor. quai amélioré Kafountine. quai amélioré yooyu ñu waxoon ay agrément Union européenne ko indaaloon ci financement. fa ñu ko yóbbu cosaanal napp jiitoo fa ku ne napp ne Tëngéej ma ne la première école océanique tëg mu ngi nii da ngay jàkkaarloo dama lay dekkal na la ñun dëkku cosaan nitu ndox la ñu waxaat ne bu ñu demee ba andi ay koppar yu bëree bëri ci napp gi muy dugg ci nguur gi war na ko delloowaat lu tax yow ngay producteur boo xam ne sa économie bi ngay def muy économie ma de mu andi 300 milliards yow ma cay liggéey nga gën caa ndool xanaa doo tibb boolu añ di lekk rek góor ñu bëgg ko tuba yóbbu mooy li ma la expliqué donc faut que population comprenne c'est pas un secteur pauvre c'est un secteur très riche dont on va appauvrir les acteurs. ci neenal googu yu neenal nag diwaanu Tëngéej ak li nga xamante ne koom-koom bi nga xam ne am na ko ci wàllum pêche tey ci diwaanu localité yi maire yi ci commission yi est-ce que am na benn commission boo xam ne rek dañ koo taxawal ngir muy lijjanti wàllum pêche bi itam mu lëkkaloo ak mareyeurs yi nga xam ne dañoo nekk Rufisque. dama lay dimbali. comme la pêche n'est pas une compétence transférée. voilà. ah naam sax fi laa dëkk man Tëngéej mais dama gisul commission yi. mais benn commission si mairie Tëngéej. ak lu dul mairie Tëngéej. littoral bi 718 kilomètres de côte. sur les 23 départements maritimes. toutes les communes yi fi nekk nappa leen dundal mais ñoom dundaluñu napp. dama xam nag. su fekkee. xam nga ne ci daaw yi fi ma fekk war naa xam kër yi seen na. ok. même si nekk conférence transférée parce que ci dëkk itam dañuy gis ne li nga xamante ne mu koy sukkari bokk ci koom-koomam loolu jàpp naa ne département bi wala commune bi war nañ bokk ci li nga xamante ne dañ koy respecté parce que bëri na li nga xamante ne nekkul ay compétences transférées mais maire yi dañ ci liggéey ngir rek daal di sukkari askan wi kon wax nga ko sànq rek diwaanu Tëngéej ci dañoo am ressource mais jàpp nañ ne ressource boobu noonu ñun ñi fi dëkk wala ñi nga xamante ne ñoo ci liggéey mooy moor yi amuñu ci jëriñ bu am solo. te boo jooyee la te ngay bàyyi ñi ci des day xaw a métti ñun dañu solidaire nga seen jooy yi maa ngi koy jooyal waa Ndar waa Gandiol yi ak njëbel Gandiol gi nga gis ci dem rek ñuy jooy maa ngi koy jooyal Ndar ba Kafountine fépp fu teeru nekk fu mool nekk maa ngi la koy jooyal ba ca moolu dex ga maanaam dama la expliquer nappa gi si laa nekk di wax ak yow suuxal gi nga boo lambee Tëngéej mu yuuxu waa Ndaray feelu waa Kafountine ay feelu waa Mbuur ay feelu ak waa Joal donc napp gi baatu Tëngéej mën na yóbbaale ñi ci des waaye napp gi sonn dañu sonn xam nga napp gu sonn mooy napp ga sonne la mool ma sonne njabootam sonn muy nag askan mi xam ne neexul yërëm parce que dafa gis foo xam ne fu mu wéeru fa la koom nekk te ku wéeru si koom ne yaakaar ne yor nga ko waaye moom dañ ko dama loxom ba koom jéeju ko. ci wàllum napp gi nga ñu des ba tey talaata rek ñu ci jóge Mamadou Diop Thioune nga nekk porte-parole du conseil national interprofessionnel
professionnels du secteur de la pêche artisanale tey ba nga laata rek ñuy terminer ana ban appel ngay lancé gouvernement bi ngir rek ñu gëstuwaat le secteur de la pêche xoolaat nan nga ñu gouverner sur le secteur de la pêche. convention 188. ca OIT pencum nappkat te pencum liggéeyukat yi. waaw askanu napp ga nga xam ne bind nañ leen fa ci recommandation 190. waaw travail décent liggéey bu sell am bu sell. nekkin bu sell doxalin bu sell wareef ak yelleef yu sell yuñ ko wéer état bee ko signé kon état bu mu jukki mool yi parce que bu jukki mool yi erreur la ba ka dem boo gisee mool yi taw du bindu war a nekk ay candidat ça veut dire que tey penc ba ñuy waxee dogal ku leen fa yóbbu ñu dogalal seen bopp wax la naka la te nag noo mën a dimbali ñi si biir parce que ñi si biir mënu ñoo dimbali ñi si biti ñun ñoo leen dimbali léegi fa ñuy jëm ñoom lañ fay wax si ñun suñ ca bokkul sa fañ koy waxee du sotti. tey Mamadou Diop Thioune ami te ma jox la benn information Sénégal dafa bokk fiti Macky Sall demoon na ca réunion ba Mauritanie. fiti mooy transparence ni itee mel le fiti la ñun waa fishing ñi la ñooy miin mais ñun suñu plateforme bii ci àddina bi nii bokk nañ ci fële yëpp parce que ñun penc yi nga xam ne ñoo indi taxawaay yooyu ñañu ko bokkal fii ba Asie ñu ngi liggéey ci loolu dëkk bu nekk bu dee Mauritanie dañuy def état de lieu il faut Sénégal désigner nommé ni mu nommé ministre de la pêche war na fa génn benn autorité comme ni ñu nommé député CEDEAO koo xam ne uniquement dañ koy nommé pour mu dem fiti loolu la ñuy xaar mu nommé ko mënu ko nommé mais bettuñ c'est parce que aujourd'hui si man si fat ñi néew laay door comprendre li ma lakkaloon ci biir napp gi mooy que Sénégal yi sama assemblée mosul xam ne accord de coopération dañ koy voté tey coopération yi am si maritime bi nii si géej gi offshore kan la war a waxal c'est de économie maritime dafa mel ni que ñun bokkuñ ci parce que sama ministre du wax loolu sama ministre de la pêche du wax économie maritime bi alors que dafa war a wax offshore bi ñun suñu kilifa ñun mool yi Sénégal ci affaire pétrole waa ANAM la ANAM suñu wàllu jën waa DPM ministère bi ministère de l'économie comme si ñun la génnee mooy suñu njaatige mais bu ñu nee ministère du pétrole de l'énergie ministère bi jóge fa ko xàmmewul ne ku yor pañe ku yor dàmbax ku yor ku guppa mais dañuy fàgg ne ñëpp noonu la te du loolu ñun dañu am si géej gi loo xam ne noo ko moom si biir pare bokkante ko ak Sénégalais yi am loo xam ne Sénégal dañ ko bokk ak ñun jël sa ko si biir géej gi waaye am yoo xam ne noo koy jël kott ñun waa géej parce que suñu ndàmpaay la muy indemnité communauté sociale di compenser te li ñu yàqal ci géej gi. Mamadou Diop Thioune ñu gisoon itam sa diggante ak ki nga xamante ne moo fi nekkoon ministre de la pêche maritime di nekk Ali Haïdar dafa mel ni ci wàllum gouvernance moo gënoon tax seen lëkkaloo voilà. non Ali Haïdar El Ali lëkkaloo ñu ci ministère ak kii ay frères lañu. d'accord suma xarit la ñu bokk ay dogal. moo tax ku nekk di ñaan nit ñi ñaanoo ko yàlla mu gën a wér. taxawaayam. li mu leen def naka muy def ak fu ñu ko defee rek ànd ci askan bi taxaw ñu di ko def ñun sant nañ ci yàlla parce que tey nit ñi am na ay Ali Haïdar am na ay cunbaay xale yu bari askan bi jóg yëpp dañ ñoo relever que li ñu laan dox ñu ngi ko ca ñu bokk di ko lëkkaloo. alors la ñu gisoon nag ca alam ga lañ gisaat ba tey lañ gisoon ci jéeri jéeg jaww ji si lañ gis lañ gisoon ca napp ga moo tax ñu wax ne dëkk bu amul xale du am magi ëllëg boo jëlee dëkk bi yënga réew si yëpp doo gis màggaayu ëllëg ci loolu lañ defe woon aire marine protégée initiative aire marine protégée Bambou ce n'est pas l'État qui l'a réfléchi c'est Haïdar man Toune Baye Khary ak ñu àndal ñoo tax réfléchir ko dem sommet de Durban ñëw ñu financer ñu suñu projet ak waa AFD ñu wan expérience des aires marines protégées c'est la Abdoulaye def les décrets de création des aires marines protégées ba mu am direction des aires marines ba ñuy dem Durban Haïdar ak man niti société civile la ñu mais Haïdar moo ñu bi c'était yàlla na toog mu nekk ministre de l'environnement bâtiment bi ngay gis nii loolu fonds vert bi lañ ko financé Haïdar a ko inauguré moo tax da ngay def rek bàyyi yàlla fay. ñu tamit dem tamit ci beneen fànn Mamadou Diop Thioune ñu gis ne itam ci au conseil di collectivité territoriale tey ñu gis ne ci ay fan yu ñu génn rek gisoon nañu nga ngay def benn appel sur la ville de Rufisque problème foncier bi nga xamante ne yow souligné nga fa ci yaatal ñu ñëwaat ci. Je fais des appels sur le plan de développement de Rufisque. C'est l'aménagement des populations en milieu périurbain. Di wax Rufisque sur l'avancée de la mer. Di wax Rufisque dans son cadre de vie. Di wax ne plan de développement urbain bu Tëngéej na ko état bi financé. Report finance environnementale bi ci kanam acier ba naka da ngay defar. Wax ci pétrole bi wàllu Tëngéej waxuma Sénégal de lii Tëngéej am ci lii Sénégal di jël ak société li ñu yore Tëngéej directement penc mi ñu koy réglé xam nañ ko
li ñu war ñun waa Tëngéej dinañ ko am que ñi ñu koy seqal dañ xam ne dañ ko wax tey wala ëllëg lii di forum du foncier lii di forum des ressources acteurs yi nekk Tëngéej dañ ci am taxawaay boo xëyee yàlla leen ko nattoo ñu bokk ci ñu bari ñu nekk penc ba tey jii mën nañu saluer tey sunu Omar Cissé maire de Rufisque docteur Omar Cissé environnementaliste de qualité expert li Sénégal doon xëyam si développement urbain ñu ko bind si la bokk ngoon jox ko baat abal koy alal ji mu liggéey ko jafewul sunu maire dañ ko jox mu liggéey na état bi jox Omar Cissé. kon jàpp nga ne docteur Omar Cissé yaakaar nga ci plan urbain bu Tëngéej yokk yaakaari Sénégal la yaakaari Afrique yaakaari mondial bi parce que fa ñuy pencoo di wax dogal yi am ci kéew bi di environnement di étude assainissement développement urbain ñàkkaloon pencoo bu dee juróom moom bokk na ci lim ba ngoon li mu yor bu ko ñëpp di jëriñoo nañ ko jëriñoo buñ ko bañee même buñ ko bañoon way sax nañ ko jëriñoo. Voilà, amis internautes, waxtaan bi am na solo ak docteur Mamadou Diop Thioune qui est au conseil du conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale. Mamadou Diop Thioune ana gan ngay tàggatoo. Demander Tëngéej une prise de conscience collective pour un nouveau type d'habitant du kenn far fen benn parti lañ am ne nekk Tëngéej bu kenn fal kenn na ñëpp fal Tëngéej bu kenn yittewoo dara na ñëpp yittewoo Tëngéej defar suñu Tëngéej. Voilà, amis internautes, waxtaan bi tey ci biir Bon à Savoir Mamadou Diop Thioune lañ fi àndaloon gëstu bi nag mu nekkoon ci wàllum napp gi waaye itam littoral bu Tëngéej ana lan mooy jafe-jafe yi ana lan mooy impact yi ana lan mooy changement yi Mamadou Diop Thioune jukkee nañu ko noonu ngay demee rek saa su ne beneen gëstu ak beneen daanaan ci diwaanu Tëngéej. À très bientôt, mais justement avant de vous quitter, mes remerciements à mes champions Cheikh et Mame Cheikh et Lamine. Merci à vous amis internautes, à très bientôt.